yàlla sunu borom def nañu ba ku ci nekk rek jàppe nga sa bopp sa moroom ba gisuñu lenn loo xam ne nii ñagas na fi kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen wax mbir mi rafet na te lii leen ci doon ñaan sunu borom defal nañu ko
di remercier encore une fois de plus comme ni ko gars yi waxee grand as di remercier tamit di remercier sunu grand yi nga xam ne nii ñoo coordonné affaire bi muy docteur Kane grand Biaye nga xam ne nii ñëpp ñoo ci jàpp mais danoo nekk mag ñoo xam ne danoo jiite boo xam ne ni mu nekk jiite bu rafet loolu moo taxit seen jiite bu rafet moo tax ba fi ñu bi ñu egsi ba fii te amul lenn loo xam ne nii xajam na ci kon ñu leen di féliciter encore une fois di leen wax ni nii Wolof Njaay dafa am lu muy wax booy sàmm nag benn yat nga yor mais boo fekkee ay nit lañ la jox foo nga yor yat yu bëri du question yat mais da nga yor jikko yu bëri ça veut dire nit bu nekk nga jàppe ko jikkoom tey mënoon na demee naneen mais tafaar fa kàlla macha allah ñu leen di féliciter encore une fois seen compréhension parce que ñëpp yamuñu te fexe nañ ba gérer lépp à l'amiable mu rafet kon nii ñu ko dooree yàlla na continuer yàlla bu nekk suñ mujjanteelu daje yàlla bu nekk suñ mujjanteelu gisee yàlla na gise bii gën di gaaw muy gën di rafet ci circonstance yu mel nii maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bu dëngee nekk ngeen xam ne man la sama matadi lu ci rafet ngeen xam ne ñoom ñoo ma santoon kàddu yooyu ma wax ko fi. Des Lougatois footballeurs qu'on a rencontrés tout à l'heure parce que ni ma ko waxee sànq depuis le début depuis démb ba tey ñii ñu ngi waaj a dellu di ñaan yàlla dellu ci jàmm fekki jàmm bàyyi fi jàmm gis ñu dara lu ci ñagas li ma doon gën a xalaat mooy au niveau du match que mu am yenn petite tension affaire de vétéran la mais yàlla wis na ci ndox mu sedd football nañu 90 minutes 3 fois 30 minutes gisuma benn accrochage bu ci am alhamdulilah loolu sant yàlla la. Au-delà de tout cela, je tiens encore à vous remercier par rapport à l'accueil. Moi, j'ai l'impression que nous sommes à Dakar pour football. J'ai l'impression que nous sommes à Dakar pour Galayabe. Tellement l'accueil a été à la hauteur, tellement que l'Ekbi, Nanbi, Dalbi, Doina a souhait. Vraiment, nous sommes C'est dommage que pour nous, ça se termine par une défaite, mais ñaari ñoo ànd victoire ak défaite ñooy ànd. Il y a tout à l'heure Kane qui m'a dit dañ doon jàng fële au terrain dañ doon jàng mais il commence à comprendre que jàng baa ngi mokk comme ñu ngi ciy am victoire mais ñun dañ leen ciy féliciter victoire bi daal yàlla na doon seen njiitlaay. Beneen bi ma doon wax aussi mooy au-delà des remerciements. C'est des actes qu'on doit pérenniser. Nous, au-delà de ces rencontres-là, les 5 jumelages qu'on a fait, 3 Louga, 2 Dakar, nous avons relève, nous continuer l'action. Gërëm naa leen sant naa leen wasalaam. daf ko jaraloon lu nekk quoi moom moo fi njëkk a indi ku dëkkul si koñ bi Thierno Ndiaye xam na lu may wax bàcc moo doon jël ay moyens dem sànce ba indi ko fii bàcc premier jeu de maillot bi ma njëkk a envoyé ne ko jox ko vétérana penc yi daf ma ne ma sooy mbaa wutal nga vétérana dëkkandoo parce que bu fi yónnee benn jeu wu maillot quoi daf ko lu ne la daan daj pour l'organisation ñun normalement xel moo matul mais ñun chaque dimanche bala ñoo football war nañu wàccal war nañu ñaanal bàcc quoi chaque dimanche bala ñoo commencé match mais xel moo dul mat quoi il mérite tous les honneurs bàcc de nitu neen la woon bu mu décédé ñu bëri lañ ko ñi nga xamuñu woon sax fu mu dëkk ñu bàcc jóge nañ ci armée yi denc ko ba pare ku ne naan bàcc fan mooy këram kenn xamul fu bàcc dëkk c'est ni muy nitu ñëpp quoi koñ boo dem defe ni fa la dëkk à chaque fois qu'on joue je pense ça ñu koy ñaanal quoi bal merci gars yi baal leen ma quoi baal leen amul match gala bu ñuy def bu ngeen fàttaliku alaaj daam amul match gala bu ñuy def rek te duñ def une minute de silence wallahi lazim ndax fii moo li mu wax nii jakartaam laa yoon ndax moom ci njëkk yor jakarta fii la bokk wër ku ne mu wër ko ne ñëw leen am na dimanche matin même koor gi sax guddi ay projecteurs laan takk nag ñëw leen ñu fa ñëw leen la veille aussi day motiver les gens na boo dikkee naa la doori course ba nga gën terrain bi kon tey fu mu yem bokkoon na ci jàmbaari te affaire bi egsi fii tey kon nañ koy ñaanal fu ñu fubalatee comme ni ko grand bi waxee nañ koy ñaanal nañ koy ñaanal. waaw kon ñu ngi nuyu ñëpp vraiment di baalu àq ñëpp te di sant yàlla waaw
parce que As tamit li mu wax nii ci bàcc ñun ñëpp xamoon nañ bàcc bu baax bàcc ku sonnoon la ci équipe bu vétéran yi bàcc tout le temps doon innover demoon nañ ba ay temps sax ay weeru koor comme daaw ñoon football le jour amuñ projecteur terrain vague yi ngeen gis ñu doon footballé mu fexe ba ci xelam ak xalaatam ak intelligence am fexe ñuy dem Sénélec di fay loué ji ay courant monter ay potelampe wërale ko ci terrain bi dafay jouer ay match nocturne bi dernière année bi mu toogee ay weeru koor bi mu mujjee toog passé wu ko Louga dem Dakar te moment yi mu ngi ko passé kër As Diagne fa la nekkoon année boobu lañ ko jëf football nocturne donc moomu donc kon grand bi bu amee réaction yi donc dañ koy comprendre bu baax daf fa jóge normalement 1 mois motul 2 mois juste feebar bi dëkkal ko mu décédé maa ngi fàttaliku stade bi ñuy temps yi ñu doon football fële nocturne comme stade bi dañ ko doon defar chaque jour da la doon rendre compte des fois mu ñu ne lan nañ gazon yi synthétique bi pare na stade bi mais yàlla ak kiyam bàcc mosu fa football jour ba mu fa waroon football journée kokki la tombé loon jour boobu la def voyage am boobu aller retour ba jëlee ci tooy feebar affaire bi daanu ko ba tey ba sànq jiwul ci stade bi mais yéenam yëpp moo nekkoon lii ñuy daje di football ñëpp la booloon on l'appelait l'ami de tout le monde mais il était très proche de As bàcc nit la koo xam ne bu ñëwoon sa kër nii moom xamul ay protocole day ñëw rek fëgg dugg man maa ngi rappel bu ñëwoon sama kër day harcelé xale yi su sonee xale yi ne ko kookal la luy kookal ubbil ma buntu waa ngeen kookal la bu ñëwee rek romb dugg ci salle ba kenn mënula koon dara il était free donc nit yi ñëpp la woon donc comme ni ñu ko waxee rek bu ñu paree ñu ñaanal ko te aussi tamit ñu jéem am habitude chaque dimanche ñu ciy bàyyi xel ci moom di koy fàttali ko léegi gannaaw loolu nag ñu ngi remercier waa Dakar di leen di sant bu baax comme ni ma ko waxoon kan yéen suñu référence dañuy jéem a topp seen gannaaw rek parce que yéen niveau bi ngeen gaa moom fi ngeen toll niveau boobu yeggaguñ fa mais ñi ngi jéem te ni ñuy jéemee ne fi ñu toll nii tey am na yeneen équipe vétéran yi nekk fii ci Louga am na ay seen représentants yi nekk fii ñoom tamit dinañ ci roy bu ko defee mu gën a avancé loolu fa la développement di commencé parce que boo amul repère amoo référence doo dem doo xam fan la nit ñu toll donc nit day toll fii nga ne xaaral ma jéem a dépassé fii mu toll ma toll fële donc ñu ngeen ciy sant bu baax waa Dakar di leen ciy gërëm wax leen ne kontaan nañ ci accueil bi kontaan nañ tamit ci victoire bi 5 confrontation boobu ba léegi dafa bête noire la woon tey alhamdulilah am nañ victoire il fallait que ñu boole ci terrain vague ba macha allah donc ñu ngi leen di sant leen di ah. non. léegi ma wax la benn firnde 5 confrontations ñu am yëpp on l'a joué dans 5 terrains différents bu nekk terrain Déggo terrain penc fii terrain dëkkandoo stade Iba Mar dans 5 terrains différents te déwén incha allah ak stade tam joué nañ fa donc c'est sûr que beneen année bi aussi di ngeen ñu fekkaat xëy na sax ñu am suñu. incha allah jërë ngeen jëf. di leen sant aussi parce que dafa neex aussi parce que man dama am ñaari rôle yu ma joué ci kii bi mooy que ni comme ni ko As waxee maak As Diagne dafa fekk ni Louga lañ bokk Dakar lañ bokk maanaam. nu mu mënoon a demee victoire la ñuy am ñun ñaar mënuñu am défaite on gagne ou on gagne loolu rek moo ne kon yàlla def na gagné nañ parce que Louga gagné nañ donc dañuy sant yàlla bu leen ma mere nag waa Ndakaaru parce que noonu la demee yàllaa ko defee noonu donc on l'accepte comme ça donc kii bu loolu weesoo aussi dañuy sant waa Louga yi sant bu baax a baax parce que en fait jëfin dafa am parce que man dama am yàlla may na ma seetlu daal parce que jëfin bi moo rafet c'est-à-dire que teraanga yeeg yëpp ni ngeen ko doxale moo jekk man moo dal sama xel moo sedd sama xol donc ci loolu laa leen di remercier vraiment ni kontaan nañ ci jëfin bi kontaan nañ ci ni ngeen ñu terale parce que vraiment teral bi mënta weesu loolu parce que on sentait que vous le faisiez avec le cœur et ça c'est important pour nous c'est très important kenn mënuñu woon a terale lu ëpp lii parce que teralu xol dara mënu ko ëpp donc jàppale ni daal kontaan nañ ci teral bi kontaan naa ci victoire bi kontaan naa laa wax waxuma kontaan naa ci victoire bi donc di ñaan nag gars yi yàlla ñu dellu ci jàmm yàlla delloo ñu ci jàmm ñu toog fa ba seen tuwaat waa Dakar yi ñu ñëw bu boobaa nag waa Louga yi ñu ñëw Dakar bu boobaa nag ñu xool lu ñuy def comme ñoom dañuy ñëw bu boobaa man Louga laay football noonu lay demee chaque fois waaw jaajëf maa ngi leen di gërëm di leen sant et bon retour pour tout le monde.
tëggal ko chaque année mu am ñu ne waa Louga aller retour mu naan 2 matchs lay doon ci année bi comme ni ñu def ak waa Saint-Louis. lii daal ñëpp ko rafetlu ñëpp daal ñoo ko rafetlu lii As wax nag dafa fekk ni xol la waxe ku mel ne bàcc fu ñu joué dimanche rek war nañ ko ñaanal parce que mën nañu wax ni lii moo ko créé lii moom moo ko créé ba bi muy génn àdduna ñu ngi woon ci lii kon nag mérité nañu woon fu muy joué rek ñaanal ko yéen waa Dakar nag ñu ngi leen di gërëm aussi parce que invité woon ngeen ñëw nañu joué nañu ci jàmm ak salaam dellusiwaat nañ ñëw ngeen Louga joué nañu aussi ci jàmm ak salaam parce que lii mooy sport sport mooy lii victoire bi amul njëriñ parce que ñu dajaloo bi rek xamante bi moo ëpp njëriñ victoire moom du ci dara parce que mën naa wax ni tey ñëpp a am victoire daal waaw ñëpp a am victoire donc résultat bi taxuñu fi toog donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant aussi di leen ñaanal parce que yàlla leen yàlla delloo ci jàmm ba ngeen àgg seen njaboot fekk fa jàmm aussi parce que loolu moo ci gën a am solo ay nit bu ñuy jógee ci yow da nga leen di ñaanal ñu àgg ak jàmm fekk fa jàmm donc loolu daal moo doon lu mu ci doon sànni donc comme ni ñu ko waxee woon léegi et ñu defal bàcc Fatiha ak fukki lixlaas ak benn ñu jox ko adiya moo gën daal bismillah.